xibaar yi ci RFM. benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi digg njolloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne li ci gën a fës mbënd mi la ak ay loraangeem ca Matam ca Kees ak ca Ziguinchor foofa ca Casamance moom la fa daanu ci ay kër bari na lool mbas mi di nuru ne ma ngay deltu gannaaw firnde gi tey ji fanweeri nit ñoo amee feebar bi donte am na ci kenn koo xam ni ñàkk na bakkanam waaye yaana maax nañu ko waxe woon dellu nañu ko defee noonu ca makaanu Orange dem fa jébbali seen bataaxalu ñaxtu bi ponk yi dinañ ko yaatal boole ci xibaar yi bitim réew ak Georges Déthié Diop Georges maa ngi lay nuyu ana lu ci gën a fës. maa ngi lay fay Papa Ngagne daañu wax ci coowal ñetteelu mandat njiitu réewu Nigéria Muhammadu Buhari woo ay njiitu réewu Afrique sowu jant ñu tënkoo li seen constitution wax ci wàll wa ndajem mi doxoon diggante Emmanuel Macron ak Alassane Ouattara Jeune Afrique xamal ñu ne njiitu réewu France def ñaan ki nga xamante ne moo di njiitu réewu Côte d'Ivoire mu reporté élection présidentielle ba bañ caa bokk Alassane Ouattara mu ne lank na ca République démocratique du Congo moom Martin Fayulu dañ ko woolu di kanamu procureur ëllëg àllarba moomee nga xamante ne mu ngi bokkee ca ku jege foofu ca République démocratique du Congo dafa yëkki woon kaddu ne mise en accusation bu njiitu réew ma Tshisekedi lu war a am la. jërëjëf Georges Déthié Diop nga dem dellu si yaatalal ñu ko lu aju ci xibaar yi tàggat yaram yi Malal Junior Diagne lañ ci àndal lu ci gën a fës Malal. gën na ca fës alaaj Papa Ngagne gannaaw ba nu lu siyaare fédération sénégalaise football bi dina jàppale équipe yi nekk ci réew mi jox leen ay jumtukaay loola kon bu ñu ko xayma ci koppar toll na ci juróom-ñett fukk ak ñeent ci millions wàllub basket itam ñoo doon basket ca Ndar nekk tey ji ay soxna yu yore ay njaboot dañoo bëgg a taxaw temm ci jàppale seen ñu ci tànk am na mbootaay mu ñu sanc ne loola mooy leen tax a jóg ay fexe itam ba gone yi basket boole cëb njàng. jërëjëf Malal Junior Diagne ñu xaar la nes tuut ci xibaar yi digg njolloor gi nga ñëw yaatalal ñu lu aju ci xibaaru tàggat yaram yi lu ñeel Coro News di xibaar yi mbas mi soxna Binta Diallo lañ ci àndal yéen kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye la ñu ci fas yéene àndal gis-gis ñuy waxtaane plan Orsec bi nguur gi yëkkati ñu bëgg a xool naka la ñuy def ba saytu koppar yi ba lépp mën a dem ci askan wi ñi ci fas yéene waxtaanal ñaar la ñuy doon dinañ taataan seen xalaat ci gis-gis lay doon mbokk yi nes tuut ñu dikk ak yéen ci yaataluk xibaar yi digg njolloor gi. Papa Ngagne ni ñu ko waxee dañuy daal di dikk ci tiis wi nga xam ni mbënd mi moo ko indi ca Matam la xewee benn nit la woon ci motoom noonee la réere ci biir ndox mi ci benn poste bu mu doon jéggi faf des ca ñi ngi koy jeex nag mënuñoo fexe ba teg koy gët dañ ciy ànd ak Ali Bandel Niang. gannaaw xale ñaari at yi nga xamante ni ndox mi daf ko yóbbu diggante Wendu Nodi ak Tekingel ak jigéen bu am juróom-ñett fukki at ci commune bu Vélingara Ferlo beneen victime ci région bu Matam bi la yoon ab ndaw la bi dabal ñeent fukki at bi yéegoon ci moto jóge ci dëkk bi di Dabe Jaawe doon dem ca Doji moo doon jéem a déggi benn dégg bu mag ndox mi daal di koy yóbbaale ndaxte foofee ndox mi courant bu am dool bu jéggi dayoo moo fay jaar ci xibaar yi nga xamante ni nag taataan nañ ko foofule dëkkandoo yeeg ñenn ñi nga xamante ni booba léegi ñu ngi wër ba léegi mënaguñu teg loxo ci corps sans vie bi doo xamle nañu sax ni ñi nga xam élément yi bawoo Matam ca caserne sapeur pompier jamono yi ñu ngi wëyal recherche yi waaye ba léegi gisaguñu dara mu jur nag tiis bu rëy lool ci biir gox bi nga xamante ni jërub ñaari fan rek ñaari doomi aadama ñàkk nañ ci bakkan ci fàttali nag fii ci département bu Kanel xale bu jigéen boobu amoon ñaari at te mu rëccoon ci loxo yaayam bi yéegoon ci kaw charrette mujj nañ ko gisaat ci lu jege ñaari kilomètre diggante foofu ak dëkk bi ci waxtu woowee itam ñu fàttali ni ci biir commune bu Sinthiou Baba bi nga xam ni ay kër yu bare ndox mi nangu na ko élément sapeur pompier yu ba Matam ñu ngi wayal pompage ngir kon fexe ba daal di jàppale njaboot yu bari nga xamante ni fu mu nekk nii xamuñu fu ñu jëm mu nekkoon seen naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam. ay Bandel foofu la ñuy des ba tey ndax chef de division bu hydraulique foofa ca Ndar moom nag àdduna di sàkku ci kilifa yi ñu bàyyi leen xel ndax li ñuy njoxt muy ñëw bu egsee mën na leen a sonal li des ci taw bi ni ñu koy déggee bu ñëwee fekk fa dex ya fa nekk mën naa gën a fees da leen di ëppi loxo dañuy déglu Arfan Maté Diédhiou ci jokkoom ak Mouhamed Ali Mouba. ndox bi dafa toll foo xam ne ci biir fleuve bi ndox mi dafa toll foo xam ne bu fa dépassé tuuti rek day am ay kër ay tool institution ñoo xam ne ñu ngi zone yoo xam ne dafa zone basse yoo xam ne bu ndox bi rombee kon daal rek mun naa am ndox bi daal di ci kër yooyu ou bien tool yooyu. Arfan Maté Diédhiou ndax li wane na ni bu ñu moyul daal Matam mun na inondé wu.
waa météo wax nañu dina am précipitation ci biir Sénégal jusqu'au 9 juróom-ñeenti fan ci mois de septembre dina am ay taw yu bëri ci biir Sénégal donc taw boobu amaatee ci au niveau de Matam mën naa am cote d'alerte bi ñu am ko ou dépassé ko bu ñu ko dépassé dam day am ay jafe-jafe ci biir population yi ci biir même activité agricole dina am ay jafe-jafe dina am ay tool yoo xam ne certainement ndox bi mën na dem mën na dem ci tool yooyu donc voilà la situation actuellement au niveau de la vallée du Sénégal. ca foofa ca Ndar la ñuy des ba tey ndax ñoom noor bi sax dañu am jafe-jafe ndox waxuma la ak nawet bi jamono ji jur na tiitaange ci ñoom jàpp nañ ni ndox mi mën na leen a gën a ëppi loxo dañ ciy ànd ak Nabi Sila ci leeral yi. képp ku dëkk Ndang gis ni ndox mi dafa yokk bu baax a baax ci dex lu ni mel nag aju ci wàllub taw bi waaye itam ndox mu bare mi jóge ca Guinée ak Mali. maxu seen dëkk ci Guet Ndar di dëggal lu ni mel. dex gi hauteur am yokku na bu baax a baax taw bi dëgg la ma ngay wàcc mais taw ba sa Mali day am répétition fii si Ndar ma ngay ñëw Ndar bu baax ndax si dex gi lay jaar te moo tax dex gi actuellement yokku na yokk boo xam ni buñ ko bàyyiwul xel dex gi si boppam rek mën na def jéyee mais nag il faut état bi bàyyi xel si Ndar bu baax a baax mu vigilant lool fu am ndox nu profité jéem ko dindi parce que bala dex gi di fuulewu jëmaat si kawam aussi moom tamit. bulletin yu ñuy jot saa yu ne ci OMVS di xamle ni ndox mi bari na lool ëpp na fa mu daan toll suñ ko méngaleeg at yi ñu romb Adama Sène di secrétaire général réseau des journalistes pour les activités de l'OMVS yokku ci balub ndox mi bokk na ci li gën a sonal askan wi lee. dex gi ca kaw la commencé jóg donc code li ñuy wax code d'alerte bi mën nañu wax ni atteindre nañ ko mais nappe phréatique bi ni muy jógee rek day tax ndox mi day taal il suffit mu taw bi gën a tuuti boo suur les dégâts mais nag inondation moom benn solution la am mooy une bonne canalisation évacuation des eaux mu dem. jafe-jafe ndox mu bare mi jaare ko ci taw bi ak dex gi mu yokku ci yàqu-yàqu yoo xam ni gis nañ ko ci réseau yi nga xamee ni dafa doon war a génnee ndoxub taw bi lu ni mel di jafe-jafe donc ci askan wi suñu dégloo Bamba Faye. fleuve bi dafay déborder parce que dafa am trop plein d'eau taw bi mu taw dafa bari ndox mi day ball daaru lu mel ne ay HLM lu mel ne ay yeneen quartiers yi nga xam ne ñoom am assainissement mais quartiers yooyu sax ñoo gën a inondé quartiers yi nga xam ne amuñu assainissement tey bu ñu demee ba lu mel ne ay avenue Général de Gaulle muy taw nit ñi mënuñ fa jaar pendant plusieurs jours ça c'est inquiétant ça montre justement aussi la défaillance de l'ONAS bi nga xamee ne RFM Ndar Géej Mohamed Nabi Sila jël lenge yi jox Lamine Ba foofa ca Ziguinchor itam lu ni mel moom moo fa am jafe-jafe ndox mu metti moom moo fa daal di feeñ ba lu toll ci 2 téeméer daanaka ci ay kër ndox ma mëdd na leen yóbbu terewul nag askan wa ñoom ñi ngi def seen kéemtalaay kattan ngir xittili ñi ci loru dañ ci ànd ak Lamine Ba. daanaka amul benn dëkk bi nga xam ne mu ngi nekk ci commune bu Enampor bi loruwul ci taw yi métti nga xam ne nemmeeku nañ ko ci week-end bi jëlee ko Enampor jaare ko Essil Bandial Etama Seleti ba fa nga xam ne moo di Kamabël fépp fi nga xam ne ndox mi jaar na fa amal na fa ay yàqu-yàqu yu bëri am na ay kër yi nga xam ne daanu na yenn kër yi ndox mi fees ci del ba ñeneen ñi sax li nga xam ne yoroon nañ ko ci dund lépp daanaka moo dugg si biir ndox mi Georges Tendeng moom mooy chef de village bu Baken Ehoka moom nag këram daanaka pàcc bi yëpp dafa daanu ci suuf moo ngi amee jaaxle loolu. sonn nañu trop ndax ndox mi jaaxal nañu xamuñu naka la ñuy def man mi fi ma toll nii sama kër gi danger la mur yi yëpp ñoo décollé donc maa ngi ak ay gune xaw ma nag qui va s'arriver maa ngi si loxo yàlla rek dëkk bi yëpp dafa fees na am na ay kër yu daanu comme sama bos mu toll nii ñu ngi ci jaaxle bu réeréeréeré. Eric Manga moom it mooy chef de village bu Badiate Sugeer moom nee ne métit bi nga xam ne ñoo ngi koy dund jamono ji kenn xamul nu mu toll ba tax na njaboot yu bëri génne nañ sax seen biir kër yi. dëkk bi yëpp kër yi yëpp mënuñu supporter ndox yi donc ndox bi dañu yàq trop kër yi toj nañu kër yi kii nañ toog nañu tout ça même fële suñu presbytère bi ndox kese la. bokk na ci li gën a waral jafe-jafe bi nga xam ne askanu Enampor moo koy dund tali bi nga xam ne moom mooy dem ba seen dëkk ndaxte ndox mi du mën a jàll ngir dugg ci faro yi ba tax na ñoom ñëpp mànkoo nañu dem xalal ndox mi yoon Seydina Adama Manga kenn la ci ñoom. fu mu toll nii suñu kër yi ñoo ngi jëm daanu am na yoo xamante ne sax daanu nañu ba noppi moo tax fu mu toll nii kenn dematul fenn on se mobilise comme ni ngeen ñu gisee ni pour utal ndox mi yoon moo waral nag dagg tali bi comme ni ngeen koy gisee nii. li ñu bëgg nag jamono ji mooy kilifa yi wàllu leen. ñu may ñu dimbale ñu. ñu ngi ñaan dimbal gouverneur nguur gi
ndax mu xam naka lay def pour ñu mun a sauver wu parce que fi mu toll nii man mi fii ci dëkk bi ñëpp tout le monde est en danger. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine Ba ca Ziguinchor moom itam jël léegi jox Cheikh Anta Diop ca Kees foofa lu ni mel itam moom moo fa am daanaka lu toll ci ñaari téeméeri njaboot daanaka foofa ca quartier Ngent bawoo nañu fa ñu am fu ñu leen yóbbu ndi xaarandi nag la ñu war a mën a defar foofa ca quartier ba ñu nekkoon ndax ndox ma nangu na ko Cheikh Anta Diop. daanaka fii ci diwaanu Thiès quartier yu bëri nag ñoom ñoo jot ci ndox mi mbënd mi sonal leen rawatina quartier bii di Ngent sous-préfet bu Thiès Nord di Abdou Sy ne nag quartier Ngent ñoo ci gën a sonn ñu toll ci ñaar téeméeri njaboot de ndox mi daa nangu seeni kër jël nañ ay matukaay ni ñoom ñëpp dañ leen fas yéene toxal yóbbu leen yeneen i bërëb. ndax Ngent comme ni ngeen ko xamee na mu bindoo genre cuvette la am na 200 familles yoo xamante ni identifié nañ leen ñu war leen a reloger au niveau de la ZAC nord de Ngent 200 familles 125 logements yi déjà recevoir nañu benn mission du ministère de l'urbanisme 125 logements pare nañu sur les 200 courant mois de septembre incha allah danañu procéder à la réception de ces logements là. ci kaw loolu nag sous-préfet bu Thiès Nord di xamal nag waa Thiès na ay fan yu néew nag dinañ defar ab canal boo xamante ne dinañ ko xotti ba ndox mi bu ñëwatee du taaju. am na benn projet bu am solo boo xamante ne ñi ngi koy waajal mooy benn ouvrage de drainage des eaux pluviales am na benn mission bu ñu recevoir semaine dernière ouvrage boo xamante ne day démarrer à partir de Thiali Ngent dem ba Diassap jaar Kër Maam El Hadj jaar taaxi kaw loolu nag bu soobee yàlla dana démarrer fan yii di ñëw. ci samedi beeg dimanche bi ñu génn nag ndox mi bari woon lool ci diwaanu Thiès quartier yu bëri yu mel ni Ngent Kawsar Fall Medina Fall jàpp Kër Cheikh fees dell ndox ba léegi Abdoul Sy mi nga xamante ne moom mooy sous-préfet bu Thiès Nord di sàkku nag ci nguur gi ñu indil leen plan Orsec fii ci Thiès Nord. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. dañu daal dellu soit fii ci Ndakaaru architecte bi di Mamadou Berté moom dafa jàpp nag dañoo war a càmbar lii di plan décennal bi ñu doon xeexee mbënd mi ndax ñàkk koo càmbar mooy li indi lii lépp tey ay kàddu yooyu nag mi ngi ko yëkkati ci RFM matin fii la woon ci rajo Futur Média ak ñoom Babacar Fall. bu ñu demee tey nag ba daw ba war a jël plan Orsec tega ci ko ça veut dire que problème bu mel noonu am na évaluation yi war nañ ko def jël ci ay leçons corriger lañ defoon parce que bu ñu ko defoon correctement ba fii ragal naa ne plan Orsec duñ ko soxla. dama koy njort xaw ma amu ci lu ma leer njort daal laa ci mën a am ndax am na bërëb yoo xam ne boo fa demee tey lañ fa gis waruloo ko woon gis parce que traité nañ ko ci yeneen zone te foofu réglé wu ko loolu daal moo tax ma ne woon de war nañ ko xoolaat. bërëbu ndox du dëkkuwaay bërëbu ndox du dëkkuwaay ak loo mënta def ndox mi dana ñëwaat surtout bu fekkee ne yaa ngi dëkk ci kaw ndox am na zone yoo xam ne ni ci biir ndox lañ boo xoolee sax. Tifa yaa ngi génn Tifa mooy xeetu ñax boobu fekk Tifa fu mu génn rek ndox mi dafa bare foofu du bërëb du ko waaye boo xoolee route de Rufisque booy dem côté gauche bi yëpp yooyu la woon dañ ñëw ñu remblayer dëkk mais boo dëkkee bu taw bu nawet ñëwaat xam nga période boo bekkoor la fa nit ñi dëkk taw bu dellu siwaat rek day delluwaat fitna yow woon day amaat foofu du bërëb dëkkuwaay walla rek ñu xool nañ koy aménager parce que am na ay technique de récupération de sol yu ñu mën a teg pour dëkk fa waaye nag li mu laaj dafa bare. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ci diggante Orange ak waa Y'en a marre la ñu daal di wax lu aju nag ci wàll woowu ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifay Orange dalal nañu waa mouvement Y'en a marre foofa ca seen makkaan ba bataaxalub ñaxtu bi nga xam ni ñoom waa Y'en a marre bëggoon nañ leen ko jébal jot nañ ca mu wute lool ak li ñu xalaatoon ci talaatay Orange gi nga xam ni moom la ñu doon xaarandi dañ ciy ànd ak Aliou Sané yëkkati na ay kàddoom ci micro Mamadou Sabar Ba. à travers ñun ñi ndaw mouvement Y'en a marre yi ñëw fii pour déposer lettre de protestation bi ci agence Orange bi peuple sénégalais à travers consommateur u Orange yi ñoom ñooy exprimer wu tey ndax Y'en a marre outil la rek benn jumtuwaayu sénégalais yi la rek bu amee lu ñu jooy ñu saisir ko mu taxaw ci donc loolu moo waral suñu taxawaay ci combat bi ndax ñëpp gis nañu ci contexte mbas mi nga xamante ni économiquement sénégalais yi dañu sonn ba état bi jël yenn jumtuwaay bugg ñëw pour jàppale sénégalais yi pour que ñu mën a dund ci anam bu gënee ci contexte Covid bi société bu mel ni Orange di offrir ay produits ak ay services am près de 10 millions d'abonnés au Sénégal contexte boobu la jël pour mu yokk njëgu Illimix am yi nga xamante ni sénégalais góorgóorlu yi la plupart yooyu la ñuy utiliser sénégalais yépp bañ ko nag gis nañu Orange génn na pour ne ni
en fait du yokkute waaye wàññite la waaye sénégalais yi li ñu koy tontu mooy Orange rek a gis ni dafa wàññi waaye sénégalais yi ñoom ci seen i poos sentir nañu ni yokkute la et que duñ ko nangu. lii nag du courrier rek ndax protestation la mardi bu ne fii ak Orange dellu siwul ci prix yi nga xamante ni moom la ñu appliqué woon avant yokkutewu 22 juillet bi dina continuer et leneen li may wax mooy ci contexte mbas mi dañu jàpp ni contestation ak protestation bi dañu koy calibrer ba ñu bañ a exposer Sénégalais. kilifa ya nekk ci Orange ne réeroo amul ñàkk waxtaan moo am bu ñu waxtaanee gindikoo jombul dina am ñoom ubbiku nañu ci ñëpp budul sax Y'en a marre beneen mouvement boo xam ne yittewoo naa wax ak ñoom pare nañ lépp rek ngir jàmm mun a am directeur bi ñu dénk wàllu communication ci Sonatel Abdou Karim Mbeng moom moo ko dénk Amadou Sabar Ba. di leen wax ne si turu directeur général Sékou Dramé ni ñu ñëw tey jël seen lettre bi nga xamante ne dañ ko jàppaleel Sonatel. di wax ne talaata bii passé jëloon nañu même disposition yi notamment ci agence yi nga xamante ne ñi ngi ci réew mi yëpp ak fii ci Ndakaaru fii ci siège bi dafa amoon peut-être benn incompréhension moo tax li xewoon ñëpp xam nañ ko jotu ñu am opportunité récupérer ko cette fois-ci ñu ne dañuy xëy na jël les devant ñu wax suñu collaborateurs yi donte mardi jour comité de direction le directeur général Sékou Dramé ne ma naa ñëw bataaxal bi nga xamante ne association Y'en a marre jot na ko bëgg nañ ko jébbal Sonatel ñu jël ko profiter si aussi pour fàttali leen ñoom association Y'en a marre que ni groupe Sonatel nekk na groupe boo xamante ne day déglu day recevoir bépp association de consommateurs wala bépp association boo xamante ne dafay yëngatu pour défendre intérêt clients yi donc Sonatel prêt na directeur général si boppam mooy diriger délégation bi nga xamante ne buñ si d'accord mën na recevoir association Y'en a marre ñu waxtaan si mbirum télécommunication mais aussi si mbiri secteur télécommunication ak li nga xamante ne moo tax Y'en a marre bind bataaxal ñu jàpp ne xëy na incompréhension la si mbirum offre illimixée yi nga xamante ne ñun dañu jàpp ne dafa indi wàññite si li majorité clients yi 91% mais loolu disponible nañu pour toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ak service Sonatel yi nga xamante ne ñoo ci liggéey pour que ñoom ñu gën a comprendre. ñu wax ci wàllu Covid 19 bi muy mbas mi ci biir réew mi ba mu fi duggee ak léegi nag lu toll ci fukki junni ak juróom-ñett fukki nit ñëw ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo ci wér lu toll nag ci fukki junni ak ñeent ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñooy ñi nga xam ni ñoom ñoo amee jàngoro ji loolu nag dañoo jàpp ni jéego bu am solo la boo xam ni Sénégal def na ko ci mbas mi te itam àddina bi wërngal këpp rafetlu nañu ko li ko waral nag mooy teel nañoo jóg ci faj ko waaye itam ñi nga xam ni dañ leen a dëj seen kër di leen faj bokk na ci li indi boobu résultat Awa Mbaye lañ ci àndal. téeméer boo jël juróom-ñaar fukki yaak benn wér nañu ci mbas mi Sénégal am ay xayma yoo xamante ne dal na xel bu ñu sukkandikoo ci seetluk professeur Tandakha Ndiaye Dièye xam-xamam màcc ci wàllum immunologie. dina dal xel ndax bu ñu amee des améliorations mais il faut ñu wax ko vraiment que loolu dañ koy ndamoo aussi parce que le nombre de guéris bi ñu am na doole par rapport ak nombre de personnes yi nga xamante ni moom la ñu recensé ak nombre de personnes sont décédées loolu li ko war andi souvent bu ñu koy rafetlu nii mooy ci teel a jël maladie beneen bi aussi mooy le fait que ñu harmoniser mooy maanaam prise en charge bi dafa xaw a nuroo ci Sénégal lu ko waral dafa fekk nit ñi dañuy waxtaan boole rek mooy doole. docteur Khadjata Diallo Mbaye moo jiite centre traitement épidémie ba nekk ci hôpital Fann moom mi ngi wax lan moo waral nag Sénégal am yile résultat ci paj mi. gis nañ ni ñiy wér bëri nañu par rapport ak avant loolu ñaari mbir moo koy expliquer premier mbir bi mooy le fait que ni au ministère dañu changé ni ñuy doxalee début bi ni ñu daan defee jël ñëpp. ñi nga xamee ne dañu am feebar jàngoro bi yóbbu leen ci hôpitaux yi jël ci leen déjà seen kër yi avec SAMU ambulance encagoulé et autres ñi nga xamee ne ils sont en contact ñu jël leen par yóbbu leen ñoom ñëpp ci ay hôtel di leen seet après avec le temps yi fi changé na di changé ba instant yi may wax ak yow on parle de prise en charge à domicile ñi nga xamee ne dañu am doomu jàngoro bi seen yaram mais nga xamee ni kenn gisul ci ñoom ay signes ñooñu mën nañ leen faj ci seen biir kër yi. beneen mbir bi mooy le fait que ñoom ñuy gën a gaaw a dem seeti docteur
pourquoi ñuy gaaw dem seeti docteur parce que xam nañ ni léegi bu ñu teelee dem seeti docteur mën nañ leen jël en charge rapidement mais si seen biir kër yi duñ leen yóbbu hôpital bi moo doon seen problème. ñu di ko kañ ci àdduna bi ndax li nga xamante ne am na ko ci mbas mi journal américain bi di USA Today gis ne ci réew yi nekk ci àdduna bi Sénégal daanaka kenn rek ko jiitu ci wàllum toppatoo mbas mi professeur Tandakha Ndiaye Dièye lii place bu réew mi mérité la. am na benn rapport bu génn fan yi bu joxee benn indice bu ñu naan FPA boo xamante ni indice de réponse mondiale la boo xamante ni ba pandémie commencé depuis 31 décembre ba léegi ba 31 août ñoom dañu joxe ay données mondiales de suivi mais ñooñu bu ñu xoolee ci 36 pays donc xool mais Sénégal daf nekk ñaareel ba loolu dañ koy ndamoo tamit kooku dafay wane ni aussi politique de am nañu benn choix politique boo xamante ni bu baax la boo xamante ni dafay refléter un peu que les mesures yi nga xamante ni moom la ñu jël dafa méngoo li nga xamante ni moom mooy fexe ba dàq fi coronavirus bi ba jëlee ko fi. kuréel gi toppatoo wàllum wér-gi-yaram ci àdduna bi wërngël këpp waxoon ne Afrique boo moywul ñombe dina fi am ci wàllu mbas mi ndax continent boo xamante ne amul doole waaye ay dëkk yu bari mel ni Sénégal ñu ngi fexe ak li ñu yore ci ay moyens di xeex ñoom itam ba génn ci mbas mi ak jàmm. RFM bitim réew. RFM bitim réew xibaar yi bitim réew yi dañuy dellu si ànd ci ak Georges Déthié Diop dañ koy tàmbalee ak lël ba amoon te nga xam ni njiitu réew yi bokk ci CEDEAO ñoo ko doon seq lu aju nag ci ñetteelu mandat bi waxtaane nañ ko fa. noonu la demee njiitu réewu Nigéria di Muhammadu Buhari moo woo ay ñooñi chef d'état yi nekk ci sous région bi ñu sàmmoon teg lépp lu jëm ci wàllu constitution ci limitation wu mandat sooda ci am. njiital réew bu Nigéria di Muhammadu Buhari mi ngay xamal yeneen njiitu réew yi bokk ci CEDEAO ñu moytu lii di 3e mandat ne day dugal seeni réew ci ab guuta ci noonee sax moom moo tax mu daal di wax ni ñoom njiital réew yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci CEDEAO il faut que ñu def seen kéem kàttan ba daal di respecter li nga xamante ni moom moo di disposition constitutionnelle yu seeni réew bu ko moyul ci ab tension politique képp la ñuy dëkk yooyu le kàddu nag président bu Nigéria mi ngi ko daal di xamle ci ab sommet bu conférence des chefs d'État et de gouvernement bu CEDEAO gis nañ sax ni at mi am na ay élections présidentielles waaye itam parlementaire yoo xamante ni dafa fas yéene am ci réew yu mel ni Burkina Faso Côte d'Ivoire Ghana Guinée ak sax Niger ci loolee itam ñu gis ni président bu Côte d'Ivoire bi di Alassane Ouattara ak bu Guinée bi di Alpha Condé ñoom dañoo bëgg amal lii di 3e mandat kon nag xam nañ bu baax kàdduk njiital réew bu Nigéria boobee ci fan la jëm. ci ndaje boobee ba léegi sommet CEDEAO boobu CEDEAO ci wàllu boppam dafa fixé ab ultimatum ñi nga xamante ne ñoo di militaires ya nekk ca bopp réew Mali CEDEAO ne leen faw ñu tab ab njiitu réew yi nga xamante ne ab civil la fii ak fukki fan ak juróom ci weeru septembre. dañuy daal di dem ca Côte d'Ivoire ci ndaje moo xam ni doxoon na ci diggante Emmanuel Macron ak Alassane Ouattara mu mel ni waxtaane nañu lu jëm ci présidentielle yi foofu ca Côte d'Ivoire. Jeune Afrique moo ñu xamal ne njiitu réewu France moom li tey xelam daal moo di lépp lu jëm ci wàllu ñetteelu mandat bu Alassane Ouattara yi nga xamante ne dafa indi coow foofu ca Côte d'Ivoire noonee nag Jeune Afrique ne Macron dafa ne Alassane Dramane Ouattara ngir mu reporter li nga xamante ne moo di élection présidentielle ba bu ñu demee moom Alassane Ouattara Laurent Gbagbo ak Henri Konan Bédié ñoom bañatee bokk ci boobee élection Jeune Afrique yokk ci ne loolu dana tax ci gis-gisu Emmanuel Macron ñu def lépp ba dialogue am ci diggante ñooñee nekkee ca kuje gi ak ñi nekkee ca nguur ga bu boobaa ka fay wuutu Alassane Ouattara dana doon ki mu bokkulul génération loolu nag Alassane Ouattara nee na nangu ko plutôt ci li ñu Jeune Afrique xamal. dañuy dem ca RDC foofu opposant yi di Martin Fayulu ak Théodore Ngoy dañ leen a convoqué ca procureur. ëllëg àllarba la ñu war a dem ca parquet ba bu cour d'appel bu Kinshasa Gombe ñoom nag dañ leen convoqué ndax dañoo yëkki kaddu jëmale ko ci wàllu mise en accusation bu président bii di Félix Tshisekedi li ko waral RFI xamal ñu ne ay ordonnance présidentielle yu bëri yi nga xamante ne ñii di ñoom Fayulu ak ñi fétéwoo ak njiitu réew moo woon Joseph Kabila dañu ne tënkowul ak constitution ci République démocratique du Congo ba léegi gouverneur bu province bii di Chankuru dañ ko convoqué ci justice militaire ba altine gi ñu dëgmal la fa war a dem Joseph Stéphane Moukamadi ak benn colonelu l'armée ba ñoom daal dañ leen joxoñ baaraamu tuuma ONG journaliste en danger moo def lu ni mel ne dañoo torturer
ay journaliste woo itam ay militaire ngir ñu def li nga xamante ne xel nangu ko maanaam daal jaarutu yoon loole nag mu ngi am fukki fan ak juróom yi ñu weesu ay militaire ak ay policiers ñoo wàccoon ci rajo bi di radio télévision nationale congolaise ba ca province boobe ak benn rajo privé bi nga xamante ne moo di rajo Losangania ki ka moom moo di ki yoroon kaddu gouvernement ba ay jamono Lambert Mende. jërëjëf Georges Déthié Diop mu nekkoon xibaar yi bitim réew yi ñu dikk dal ci xibaar yi tàggat yaram ak Malal Junior Diagne lay doon. RFM Sport. dañu koy tàmbale ak fédération sénégalaise bu football Malal. waaw ñoom dañu dëgg joxe ay mayo ki juftukaay yi tàggat yaram yooyu mu toll ci juróom-ñett fukk ak ñeent ci millions ñu yëfi nag ca kër gu lañ ko bëgg defee ñu gën ci gindiku ak Soda Thiam. gannaaw ba nu jotee ndimbal gu tukkee ci FIFA ñeel programme de développement forward fédération sénégalaise de football dina amal lancement wu cérémonie de distribution gi ca région bu Kédougou secrétaire général bu fédération bi di Victor Ciss moo ñu ko xamal. waaw dëgg la ci fukki fan ak benn fédération sénégalaise de football dafa fas yéene dem fële Kédougou pour distribuer fa ay matériels yi nga xam ne matériel sportif la maanaam ay ballon ay maillot ay bas ay t-shirt ay polo lépp loo jumtukaay yoo xam ne dañ koy faral di utiliser ci xam nga ne gën a bëri activité fédération yëpp dafay nekk Dakar Thiès wala région centre yi maanaam région yu gën a sore yi duñu gis waa fédération donc moo tax bi yoon fédération jël dogal pour dem Kédougou nit yi xam ne au moins fédération moom day def région yëpp. te noonu nag fédération bi itam dina ci daal di profité ngir daal di def pose première pierre u ligue régionale bu Kaffrine Fatick ak Kaolack bu ñu sukkandikoo ba tey ci secrétaire général bu fédération bi. parce que fédération dafa jàpp ne ligue yëpp dañu war a am siège parce que institution bu respecté boppam dafa am war a nekk nga xam ne fii mooy siège donc projet boobu nag dañ ko monté woon jëbal ko FIFA mais xam nga procédure FIFA dafa yeex gaawul te conditions yi dafa metti moo tax fédération jàpp ne en attendant que ñu xam ak FIFA lan la ñuy def exactement ñu commencé au moins ci fonds propre tabax ay siège ligue régionale alors pour l'instant ñetti siège la ñuy tabax te ñooñu mooy ligue yoo xam ne ñoo jëkk a joxe seen kayit yi mët mooy Kaffrine Kaolack mooy Fatick. ñetti région yooyu itam daañu jotaale seeni équipement lu jëm ci yeneen club yu nekk ci yeneen région itam fédération sénégalaise de football xamal nañu ne dina génnewaat beneen calendrier. lu aju nag ci wàllu Ligue des Nations comme plutôt équipe bu France bi mooy ñaareelu matcham. danañ ko amal tey jii ci ngoon mu nar a nekk nag lu nekkoon ci finalu coupe du monde ba France Croatie ñoo daje woon France gañe leen ci final booba waaye bi yoon dañoo daje si ñaareel bi jongante rek match de poule entraîneur de France bi ndax nee na daal match bi jaraloo xët-xët ndax match de poule kese la waaye nu wax itam ni Mbappé du sa bokk ndax dafa corona. Danemark itam dina laale ak waa Angleterre Belgique moom dina suy ak waa Islande Portugal itam des di laale ak ñii di waa Suède nu waxtaanee wàllu transfert yi joueurs yi Chelsea tàmbaliwaat na di yëngal ngir jënd xale bi di Edouard Mendy doomu Sénégal góol la ca France ñoom nag jote nañu génne seen xaalis lu toll ci fukk ak juróom-ñetti millions ci xaalisu euro yi ngir jëndee ko xale ba bu ñu sukkandikoo si waa l'équipe.fr daal yëf yi gën jaa sori fii lekk dibéer ji dinañu ko matale mu féete boor nu jaaxal Papa Ngagne ci wàllu basket. acca wax ci ñi nga xam ne nag ay anciennes basketteuses lañ nekk ca Ndar seen rakk yi lañ bëgg a jàppale. loola moo tax ñu daal di kon amal ndaje gannaaw ñaar fukki at yu ñu toog ku nekkoon ci sa njaboot ñu daal di kon boolawaat dañu bëgg rek mooy fexe ba daal di sanc ab mbootaay mu dëgër muy jàppale tout tànk ya foofa ci wàllu njàng mi ak ci wàllu tàggat yaram ki Bator Fall mooy kenn ci koy doxal ak coordonné seen ay yëngu-yëngu jokkoon ak RFM. mbootaay gi nag dajale ancienne basketteuse u Saint-Louis ñi nekk biir Sénégal ak ñi nekk ci diaspora bi yëpp mbébét bi nag lenn rek la ñu xalaat taxawal bureau ñëw jàppale basket u Saint-Louis parce que Ndar Saint-Louis basket mi ngi joué les premiers rôles mais centre de basket yaa ngi fi te ñoom ñëpp moyens yi manqué na ci ginnaaw centre de basket yi gis nañu xale yi ñu bare tey ku ci dugg commencé basket rek da ngay defe ni fa la yëpp yem dañuy bàyyi école duñu jàng duñu def dara te defe naa ni tey am na après basket te boo ko bëggee def aussi il faut tey nga mën a jàng aspiré am ay diplôme comme kaaw ay ñoom maam ummi ñoom Aminata Naar ak ñeneen loolu nag moo ñu soxal bi ñu créé association bi aussi ci ñi ci gën a nekk rek tey mën nañu jël kaawu Ndey Seen jël kaawu Tegee Ñaa jël kaawu Mborika Fall ñoom ñëpp ñu ci biir association bi li ñu soxal nag wax naa la ko sànq mooy fexe ba tey xale yi nañuy fexe di basket boole ak jàng
nañu fexee ba xale yi nga xam ne amuñu kayitu juddu ñu wutal leen parce que dafa doon problème bu nga xam ne aussi bu crucial la bu nga xam ne dafa exister à peine mën naa ni tey suñu ay activité xëy na daañu ko door parce que ancienne basketteuse Sénégal yi sax ñoom dañu bëggoon wàcc ndax pour ñu def benn activité mais ñoo ngi xaar ñaan yàlla balaa décembre mbas mi jóge fi te ñun liñ ko bëggoon lancé nii sax te ñoo ngi ciy mébat di xool nan nañ ko defee mooy opération junni ballon basket taay bu nu mën am na bu ndaw bu mag fexe ka nag am lancé ka activité bi pour ñu mën a ñëw nag jàppale si li nga xam ne moom moo di équipe bu Ndar yi loolu daal mooy suñu mébat. tubarkalla kon Papa Ngagne. jërëjëf Malal Junior Diagne ñu dikk dal ci Coronews di xibaar yi mbas mi soxna Binta Diallo lañ ci àndal. épidémie bi mi ngi law bu baax ci Afrique soo demee ca Afrique du Sud feebar bi fa la ëppee ci continent bi yépp tey ci talaata ji Afrique du Sud am na téeméeri nit ñoo xam ne faatu nañ fa a vaccin nag ñi ngi koy testé ci lu jege 7,000 volontaire boo demee Égypte feebar bi itam mi ngi yokk bu baax waaye Algérie mu mel ni ñoom seen feebar mi ngi dellu ginnaaw waaye nag Algérie moom dogal bu mu jëloon ci tëj frontière am loolu la jël ba nee na keroog feebar bi di jeex ci àdduna bi yépp boo demee feneen muy Pérou foofu situation baa ngi gën a tar am nañu 2,2 cas yu bees feebar bi nag nu muy lawee moo tax ñu ni autorisé nañu docteuru Venezuela yi ñu ñëw foofu ca Pérou même bu fekkente ne validé guñu seen diplôme ca Pérou googule ca Corée du Sud am na téeméeri cas yu beesati situation bi noonu la mel ca Chine réew ma nag mi ngi testé depuis juillet ay vaccin contre Covid-19 ci ay groupe yu ñuy wax ay groupe à risque te Chine sax ñu ngi wax ni moom daanaka épidémie bi jeex na ca réew ma virus bi itam mi ngi continuer di law ca Japon juróom-benn nit pan ñoo ci faatu ci talaata ji waaye réew Japon nee na dina teggi tere yi nga xamante ne defoon nañ ko li ko dooree weer wi di ñëw bu ko defee ñu bàyyeekoo bitim réew bëgg a ñëw ca réew ma mun faa dugg ca Venezuela ñoom nag quarantaine stricte la ñu imposé ci territoire ba yépp nguur ga nee na migrants yi nag ñiy dugg ci seen réew ñoom rek ñoo leen sonal ndax ñoom ñooy lawal feebar bi ca réew ma Venezuela noonu sax la bëggee produire vaccin boobu nga xam ne waa Russie ñu ngi ci ñu koy wax Sputnik 5 ca Mexique épidémie bi delluwul ginnaaw Mexique mooy ñeenteeri réew bi nga xam ne ñoo ëppale ñu faatu ci àdduna bi yépp boo demee nag ci Europe ca Italie mu mel ni tey jii rek am na ñu junnikaay yu bees Angleterre naka noonu Espagne itam mi ngi ci situation boobule Belgique moom war naa am vaccin bu bees ci weeru mars bali ñu dëkkmal États-Unis moom dafa mel ni daal feebar bi moom ñoom la gën a yàpp rawatina ca Brésil ñu ngi ci zone bu xonq bi ñuy wax la zone rouge Covid-19 bi jàppaleen ne dal na lu ñu jege 7 millions doomu aadama ci àdduna bi yépp. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye moo ñu koy jàngal. jërë ngeen jëf ngir mën a lekk dañuy jël taabal teg ko ci kaw lal jël bool bi teg ci taxaw ci biir ndox mi tiim ko ngir lekk benn waay bu ñu naan Amadou Dia dëkk Tivaouane jeg saw muy nit li ci Vox Populi coono bu muy dund ak waa këram ndax kur gi une ne coono ak jafe-jafe yi muy dund nee na yemul foofee ne ñaari fan a ngi bu guddi jotee dañuy tegale ñaari lal am ñu ca yëg tëdd bu ñu nelawee ñaari waxtu ak lu teg dagg seeni nelaw wàcc may ñeneen ñi ñu mën a yëg ngir nelaw vie Amadou Dia ne fi seenub coono gën a feeña nag moo di bu ñu bëggee dem toilette ndax seen douche yëpp ndox mi nangu na ko Les Échos nañu ñi inondation yu tongal ñoo ngi wër ba léegi ndimbal lu ñu gisagul police bu Caaroy dafa fees dell comme ndox ba waral ñañu fa garde à vue woon dañu leen fa mujj jëlee yóbbu leen police bu Pikine Les Échos xamal ñu it ne Bassirou Sarr di xale lu góoru 20 fukki at ak juróom gi ñu fekkoon mu faatu ci tunnel bu train express régional bi autopsie ba ñu ko defal dëggal na ne dafa lab ci ndoxum taw mi moo ko tax a faatu L'Observateur bind na càggante gu kilifa yu état bu Sénégal moo jur lii lépp ne li état bi naaloon ngir xeex waame gi ci dëkk bi tegoon ko ci loxoy agence de développement municipal ngir 2012-2019 ñu newoon ci defoon ci yitte doon ci liggéey waaye ba phase bu njëkk ba jàlle deuxième phase bi kenn waxatu lu ca jëm li mu jur nag moo di dëkk bi taw na nit ñi taale ak di tëmbale téeméeri milliards ak ñeent fukk ak ñeent yu teg yi ñu newoon dañu koy teg ngir plan décennal lutte contre les inondations xaalis boobee L'Observateur nee nañu ba léegi kenn décaissé wu ko càggante gu jur li askan wi di dund fan yi ci réew mi yemul foofee La Tribune bind na ne kuréel yu ci mel ni SILS ak ACMAD yëglu woon nañu ba wax ne ren dina bari ndox waaye ba ñu koy wax gouvernement bi joxuñu leen woon nopp bu baax bi journal La Tribune dolli ñu ci ne
donte déclenché nañu plan Orsec ci réew mi waaye terewul diiwaan yu bari ci Sénégal fu ca mel ne Kees Kaolack Ndar Matam Dakar ak Touba ndoxum taw mu bari mi sëkkatal askan wi moo leen jural mer mu réy mi ñu nekkee la Sénégal nañoo plan Orsec boobee ñu naan déclenché nañu ko ci réew mi Kër Massar moom gisu ci boppam plan Orsec bi ci point mort la taxawee ci Kër Massar kër ndem si yàlla Babacar Touré du Sud Quotidien xëy ab taxaw seetlu ci plan décennal lutte contre les inondations 2012-2022 li mu ci njëkk gis moo di Macky Sall mi tegoon boobi les plans moo far réer ci waame gi dafa teel a bàkko gaaw a kañu yàkkamtee tëgali wagg ba muy wax naan andi na fi pexe yu tàggali réew mi ki inondation dem ci sax ba yokk boppam coow lu rëy ne am na ñu tàmbali yëkkati seen kàddu xaat di sàkku ay leeral ci fan nañu dugal koppar yi ñu nattoon ngir plan décennal bi président Macky Sall ay réalisation mu di li mu liggéey ci réew mi ci wàllu inondation jarota lambu xool gis la ministre d'état secrétaire général de la présidence di Mahammed Boun Abdallah Dionne moo ko wax ci xët mu njëkku Soleil national moom président de la république di Macky Sall l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne woote na ndajam daar di réunion d'urgence tey ji ci suba gi ca palais de la république Macky Sall muy ree ba ñi di feeñ photo baa ngi ci xët mu njëkku Source A yéenekaay bi xamal ñu ne natt bi ñuy def jëmee ko ci réew yi gën a rafetub taxawaay ci xeex coronavirus bi réewum Sénégal moo jël deuxième Macky Sall ak ñi mu àndal xerañ gu ñu wane ci xeex Covid-19 gi moom la ñuy joobe sandarma yu section recherche koy bu joobe leen ne journal enquête xëy na dañu xamal benn waay bu ñu naan Esnias nekkoon ci dëkk bi di fitnal góor ñi jigéen ñi ku ci nekk mu fexe ba am say photo yu jaaduwul di la chantage def la esclave sexuel jël photo yooyu di ko jox site pornographie doonoon it collaborateur bu Kocc doon liggéey ak moom waajoojee di Esnias sandarma yu section recherche teg nañu ko loxo attaque lu teg rëbb nañu ko laata ñu koy teg loxo. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bii rey yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jëf Mouhamed Ndiaye ci yéenekaay yi dañu daal di dikk daal ci gis-gis muy ponk bi ñu bëgg yëkkati tey nag aju ci wàllu inondation yi muy ndox mi gannaaw ndox mi tam plan Orsec bi naka la ñu mën a def ba matuwaay yi ci war a mën a jël yegg ci askan wi mën a jur njëriñ ci noonu nag dinañ ci ànd ak Babacar Mbaye Ngaraaf nekk président bu Saba dinañ ci ànd itam ak Elimane Kane bu Lex Africa bu fekkee jàpp nañ ñu nuyu Babacar Mbaye ñi ngi lay nuyu Ngaraaf. maa ngi lay nuyu Ngañ. jërëjëf ñu nuyu itam Elimane Kane ñi ngi lay nuyu allo sëñ Elimane allo Elimane Kane oui Elimane Kane allo oui ça va. ça va ñu ngi lay nuyu waaleykum salaam. allo. allo oui. waaw maa ngi dégg waaw. ok alors Babacar. dañuy njëkkee ak yow. naam ndox bi moom ku la xam-xam ci sa taxawaay wax dëgg yàlla loolu yàgg na tey plan Orsec bi ñëw na kon war nga mën a njort ni bu fekkente ni am na ay taxawaay yu ñu ci war a taxaw lan nga jàpp ni mooy priorité yi. waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan da ngeen may ngi d'abord ñu masawu coono ñu ne ci mbënd mi ñi nga xam ne surtout inondation yi nangu na seen i kër xam nga daanaka sant ba tey amuñu fu ñu fanaan di ñaan na yàlla nit ki saafara bu gën a gaaw. donc li nga xam ne mooy ñëw rek mu ci plan Orsec bi dama bëggoon rek fàttali d'abord ni plan Orsec nekkul luy xeex inondation plan Orsec comme ni ko tur bi waxee dafay xool nan la ñuy ñëwee pour dimbali yi nga xam ni nattum moo dal seen kaw yàq seen alal yàq na seen ay dëkkuwaay mu am nag ay moyens yoo xam daf ciy dem moyens yooyu nag du moyewu benn nit moyewu réew mi yëpp bokk la dëgg la ndax alalu askan bi la su ma tàmbalee foofu rek pour wane ni ak lu mënti xew suñu dugal alal askan fenn dafay laaj mu am ay jumtukaay yu koy gunge ba alal ji bañ a nekk naax saay. waaw mais ci ndimbal loolu li ci jiitu mooy fexe nu ndox mi tàggoo ak ñoom itam. waaw absolument maanaam bu fekkente ni ay moto pompe la wala ban taxawaay la ñu war a mën a def yan mécanisme la ñu war a mën a jël. pour que ndox mi mën a gaaw génn ci ñoom aussi. li ci gën a gaaw mooy d'abord. xool li nga xam ne moo fiy jëlee ndox mi. voilà ndox mi nag nekkul ci mbedd yi kese comme ni ko nguur gi yaakaar dafa nekk ci biir kër yi. nañu jëlee ndox mi ci mbedd yi waaye nañu ko jëlee également ci biir kër yi parce que mel na ni gars yi dañoo bëgg rek cibler pour le moment les grandes artères. boo jëlee ndox mi ci mbedd mi bàyyi nit ñi ndox mi ak seen biir kër dañuy dëkk ak ndox dafa fanante nit mu ngi dëkkandoo ak ndox. parce que nit du mboot nit du jën. dëgg la su naree lortu ci noonu la muy def mooy jël ndox mi di ko sottiwaat ci kaw tali bi. donc mu loolu rek moo fay am. kon tey li gën a jàmp. mooy d'abord jumtukaay yi nga xam ñooy jëlee ndox mi. voilà yenn yi nekk ay camion yenn yi nekk ay pompage. faaw état bi gaaw xool nu ko mobiliser. ak aussi la muy àndal lu ci mel ni carburant et autres. ak aussi mobilisation du personnel. d'accord waaye loolu. fu mu doon ñëwee sànq rek mooy ni.
urgence la dëgg la waaye nag mënul tax aussi yaakaar ni ku nekk loo neex def yu mel ni liñ ci mën a yaakaar rek mooy ñetti mbir bi ci njëkk mooy am qualité jàpp si yàlla rek ñi nga xam ñoom ñooy yore exécution plan bi nekk ay nit yu jub nit yu ragal yàlla nit yu xam aussi fi dajoo métier bi toll ba tax ñu fexee gaaw waaye aussi ñu jaarale yépp ci yoon beneen bi ci topp mooy ñu def li ñuy wax suivi évaluation te suñu réew yi baaxoowuñ ko plan soo ko tëralee dafay jaar bis bu nekk nga def suivi évaluation fii laa bëggoon jëm fan laa ci toll d'accord waaye soo bàyyee ba sori soo ko évaluer te fekk bëy dee wéy mbuus tout à fait Babacar bu ñu paree nag def lu ñuy wax bilan xayma te fexe ba ëllëg bu ëllëgee yu mel ne dañuy defee am d'accord Elimane Kane bu Legs Africa ñu wax ci plan Orsec bi ak taxawaay bi nga xam ni taxaw nañ ko ci bi ko président waxee ba tey dafa mel ni li ci yëngu bareegul lan nga ci mën a xaar ak lan nga jàpp ni mooy ay priorité am waaw li ñu jàpp ci priorité yaakaar naa ne Mbaye Garaax wax na ko alors mais li ci nekk rek mooy naka la ñuy fexee parce que xam nga tey problème bi nekkul inondation parce que inondation xam nañ ne lu mën a am la te yii xew yi tamit daanaka prévoiroon nañu ko parce que ñiy liggéey ci mbir mi waxoon nañ ne taw bi dina bëri lool ci ren jii nii donc problème bi kay mooy naka la ñuy fexee ba bu ñëwee ñu am jumtuwaay ak taxawaay boo xam ne da tax du lor nit ñi donc foofu lañ toll moo tax foofu la gouvernement bi gën a war a góorgóorlu. waaw mais Elimane nga baal ma par exemple fi ñu toll noonu tey ñu ngi ci nawet bi bis bu ne mi ngi taw est-ce que dina yomb bu fekkee waajaluloo ko pour nga mën ko xeex bu fekkee waajaluloo ko. waaw loolu laa la bëggoon wax dama ne ko gouvernement dafa war a préparer lii. parce que xam na ni dafay ñëw. préparer bi nag daf ñuy dellu fu sori daf ñuy dellu ci suñu politique aménagement territoire. daf ñuy delloo itamit suñu politique assainissement. xam nga aménagement bi lajj nañ ko lajj boo xam ne tey dañoo bàyyi nit ñi dépp fu leen neex ñu dëkk. ba di dëkk ci yoonu ndox. waaye tey kon foog ñu rattrapé wu ci loolu. rattrapé bu nag benn bi mooy il faut ñu am plan d'assainissement bu wóor boo xam ne fépp fu nit ñi dëkk. foo xam ne ni mën nañ leen bàyyi ñu ko ñu defa dëkk nañu teg fa assainissement boo xam ne ni dina am ay voies de dégagement de l'eau boo xam ne ni bu ndox bi bëri du sonal kenn. beneen bi mooy ñi nga xam ne dañoo dëkk foo xam ne ni wax dëgg fa la foofu yoonu ndox la kenn mënu si dara dañ leen a war a tegal ay plan yu mel ni plan jaxaay ba ca jamono Abdoulaye Wade fu ñu tuxal leen parce que waruñu kon ñu dëkk foofu tant que ñu ngi obstrué fi ndox mi jaar problème yu mel nii du fi gëj. donc moo tax ngay gis kër yu daanu miir yu daanu nit ñi ci perte seen bakkan loolu wax dëgg fa la war nañ ko mën a antu daal. d'accord Elimane ma dellu ci Babacar wax naa ko léegi Elimane xam nga ni du mën a yomb parce que olof dinay wax naan buy taw doo fobeere kon bu fekkente ni dafay taw nga teg sa plan Orsec est-ce que dina yomb nga yaakaar. moo du yomb moom gaa waaye li ñaan ngeen baal ma ci kay genn wàll kasara moo tane kasara. loolu dëgg la. maanaam jàpp ci cooj moom moo tane bañ a jàpp ci dara. tout à fait. te it olof waxaat ne ni kuy lakk ci géej boo ko tàllee gaz sax mu téye. tout à fait. ndax lu mënti xew. maanaam jéem secours nit ñi moom moo tane bañ a def dara. mbiri kay xëy na wax ji matatu ko parce que naqar gi li ko indi bokk na ci tàggante nga xam ne moom la état bi Sénégal wane. ndax inondation yi dëgg la taw bi bari na Elimane wax na ko sànq ma rafetlu ko d'accord ci ak moom parce que techniciens yëpp waxoon nañ ni at yi di ñëw. at bi ci la bokk. ndox mi dana bari ci yenn réewu Afrique yi. d'accord. kon def naa ne état bi war naa mën a jël ay jumtukaayam ba ndox mi war kaa bañ a bett. waaye bokk na ci liy firndeel ni état bi jël ci woon bu jumtuwaay. bàyyiwu sax xel ci loolu techniciens yi waxoon. lii may bëgg a lim. xam nga ne examen yi dañ koo dàqoon ñu organiser ko actuellement ci nawet jàpp date bi ci nawet. imaginez-vous sëñ Pape. bu fekkoon ne tey li fi taw àjjuma ak samedi ak dimanche tawoon na fi jour baccalauréat. xool li fi xewoon jour entrée en sixième élèves yi dañ di entrée en sixième. taw bu fekk la ba classe yi inondé loolu li muy firndeel mooy kon état bi sax bàyyiwul xel ni su ma defee examen ci nawet bi élèves yi examen mën naa bañ a am wala mu jafe ndax taw mën leen faa fekk dañ leen liy firnde état bi dafa sàggane woon boppam sàggane nit ñi mooy inondation yi dafa yàgg am Sénégal état bi daa ci jéem nit ñi daa ci jéem du tey lañ commencé xeex inondation at yi fi nekkoon muy 2005 jëm kaw état bi daf ci xaalis bu baree bari nguur gi bi mu ñëwee fekk ne fi ay bassin de rétention yoo xam dañuy dajale ndox mi di ko canaliser di ko drainer di ko yóbbu ci lac yi di ko yóbbu ci géej gi fekk nañ fi station de pompage
fekk nañ ci plan jaxaay maanaam jël ay nit yoo xam ni dañoo dëkk ci yoonu ndox ñu simple leen war leen toxal feneen état bi ñëw dolli ci boppam 750 milliards wax dëgg yàlla ni programme bi 10 ans la tey def na juróom-ñetti at bu fekkoon lañ waroon def nañ ci lu gën a ndaw kon tey situation bi di am ma bëggoon nga may ma rek ma profiter ci antenne bi lancer un appel Ilimaan wax na ko sànq daf ci am ñoo xam ne àla kulli aal faaw ñu toxal leen ndax fi ñu dëkk yoonu ndox la wala boog su nekk yoonu ndox tamit dafa nekk foo xam moo nekk këru ndox ndax yoonu ndox moo xam fa ndox dafa jaar dem yoonam rek am la ñuy wax bas fond mooy ndox yi fu ñu mën a dajee fu ñu mën a jógee daa am fu ñu tase foofee nag la état jël tey def ko ay bassin de rétention mu nekk réceptacle des eaux pluviales mais est-ce que xam ngeen Pape Ngagne am na ci kër yoo xam dañ leen tojoon depuis 2005 état war leen toxal jaxaay toxal ñenn ñi am na ki tey 386 familles maanaam ñett tamit yoo xam ni ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn yoo xam ne ñëpp seen kër ña ngi ko tojoon en 2005 tey ñu ngi 2020 fukki at ak juróom ñu ngi daw ci ginnaaw état jot seen i kër. mënuñu ko jot. noonu ñooy tey nga sax bàyyi woon nañ ca ndox ma ñun dëkk mboot moo tane loon ndax soppi nga ay borom kër tey ay locataire fukki at ak juróom bu fekkee chaque weer nga fay 100 000 francs rek kon tey ji fay nga loo xam matal na beneen njëgu kër. tout à fait. kon occasion la état bi également mu bàyyi xel ni. merci beaucoup. kër yi moo tojoon. naa delloo seen i borom. su ma ko deful ëllëg ku mais loolu ngaraaf day firndeel ni rek plan décennal bi mën nañu njort ne loolu ma nga woon ca biir. mais mi ngi woon ci biir parce que plan décennal bi waaw bu amoon évaluation comme ni nga ko junjee woon xëy na loolu dinañ ko mën a xam ni kat am na ñu waroon déplacé te war leen a jox seen ay kër te defuñu ko. mais ba mu ne li nga wax muy dëgg bu wér c'est-à-dire plan bi nii biñ koy def. budget bi 750 milliards yi lu ci ëpp lan la woon. jëlee nit ñi ci yenn zone yi. d'accord pour ñu bàyyi yoonu ndox mi. waaye aussi pour ñu bàyyi këru ndox mi. d'accord yóbbu leen feneen. d'accord budget bi dépense muy jumal. voilà toll na ci ay 400 milliards. ci la waroon jëm. voilà mais ba fi may wax ak yow. d'accord am na ci 300 cadres yoo xam ne ñi ngi toltolaan. ak 150 yoo xam ne ñu nekk dafa yaakaar. kon tey ji am na juróomi téeméeri famille. d'accord ak lu tegal. merci yoo xam ne tëj nañ seen i kër te jox ñu leen kër. Babacar jërëjëf ma gërëm la ñëw ci Elimane ñi ngi jégalu nag xam naa xaw na yàgg tuuti ak Babacar waaye c'était important pour ñun dañuy dellu si waat rek ci li nga xam ni moom la ñu wax fi mu nekk nii lan nga jàpp ni moom moo war a nekk taxawaay bi ndax fi mu nekk nii xaw na doy waar taw bi niñ ko météo annoncé mën na gën a bari bu gënee bari itam lan nga jàpp ni moom mooy nekk lendemain yi. waaw li ci nekk rek mooy xam nga taw bi sax xëy na jeexul parce que am na annoncé nañu ay yeneen taw yu war a ñëw. mooy li ma wax donc tey li war rek état bi lu mu war def benn priorité la am décaissé nañu c'est vrai plan Orsec bi mais nañu fexe ba li ñu am ci as néew ci ay moyens nañ ko jël vraiment mu dimbale ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci situation bu métti métti ñoo xam ne mënuñu tëdd ci dal mënuñu togg pour añ pour ñu def dara ñooñu la ñu war a jël fexe ba teg leen foo xam ne dañu am tuuti feex d'accord ba pare ñu daal di vraiment loolu mooy li nga xam ne ni moom la ñu xaartee ci état bi d'accord waaye kon jàpp nga ni mën nañ def comme ni ñu defoon ci mbas mi ñi ci am difficulté bu ñu leen mënee dugal ci ay hôtel ñu def ko jeex na tàkk dañu booyee ci nit ñi tamit c'est-à-dire bu ñu toog rek jël seeni décision nañu jël décision ak communauté bi ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ci situation yu métti yi ak ñi nekk ci gox-goxaat yi nga xam ne ni situation nu mën dem ñoom ñoo leen jàppale donc nañ defee noonu effectivement mbas mi am na lu mu ci jàngale ay jumtuwaay yu ñu jël ay mesures yu ñu jël donc war nañ ko def pour xettali ñi nga xam ne wax dëgg fa yàlla tey sonn nañu parce que tàngoor ak tooyte bi nga xam ne moom la ñu nekkee donc loolu mënuñu ko supporter boole ci mbas mi nga xam ne jeexul ba léegi mu ngi fi dëgg la jërëjëf Elimane jërëjëf Babacar Mbaye Karaf ñu gërëm leen sant leen ñu nekkoon suñu ñaari gan yi ñu doon waxtaanal ci lu aju ci plan Orsec bi nga xam ne gouvernement bi indi na ko ngir saafara ko jafe-jafe yi nit ñi am ci wàllu mbënd mi ñu leen di gërëm bu baax di leen sant mbokk yi mu nekkoon jeexitalu xibaar yi digg njolloor gi Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi Pape Ngagne Ndiaye nekkoon ci faram fàcce gi Mouhamed Ali Mouba nekkoon ci réalisation bi ñu leen jox rendez-vous ci beneen jotaay xibaar bu ci àllandee jërë ngeen jëf